Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. mbokk yi ñu wéy di saxoo seen télévision Imson TV ak contentement la ñu am saa su ne suñu ñëw di jàkkaarloo yéen di leen proposé suñu ay programme tey jii ñu ñëw fii numéro spécial seet si benn jàmbaar loolu benn mbër di ñëw si tuuru doomu Dangu yaakaar naa nettali si borom ngir ñu borom la daaxee li ñu def mooy bàyyi ko présenté wu sëñ bi ñu leen nii. auzu billah bismillah inna wali yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu-sang yi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di ñaanal suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ñaanal suma waajur bu jigéen mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal aussi képp ku fi sa waajur des ñu ngi lay ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu aussi mbokku internet yëpp. ñu gën a xam tur bi si doomu Dangu tey est-ce que mën ñu wax tuuti rek sa lu gàtt rek sa histoire ak làmb. waaw doomu Dangu benn tout tànk la buy dëkk Dangu yeewoo Tëngéej waaw dugg ci làmb en 2010 def 20 combats 16 victoires 4 défaites kooku mooy doomu Dangu. lan moo la boole ak làmb. waaw làmb moom lu ñu boole moom amaana la lu deret la parce que ku xam suñuy maam xam ne ay mbër la ñu woon aussi ñu juddu ci kër mbër ku ci mel ni tey ji ay maam Songaan Gueye Baye Ndiène Gueye xam nga suñu maam aussi maam Karim ñu ngi koy ñaanal lool yàlla yërëm ko te xaaree ko àjjana maam Karim ñooñu ñëpp ay mbër lañu woon aussi ñu juddu fekk suñuy mag ku ci mel ni ay maam Modou ku ci mel ni ay Abdou Aziz Malick xam nga ay ndaanaan Papa Assane Jeeko ndaanaan Baye Ma Ndiaye ñooñu ñëpp aussi nekk ay mbër donc ñu judd gis loolu rek di ànd ak ñoom aussi ci loolu ba yàlla def na tey jii fi ñu àgg tey foofu loolu moo ñu fa àggale daal maanaam lu ñu yeewoo la lu ñu am habitude gis la loolu moo ñu booleek làmb. tey jii dañ tàmm di wax naan tout début est difficile. lépp day dugg lu ne day métti tey jii mën nañu est-ce que mën nañu wax tuuti ci sa dugg si làmb say premier pas si làmb say premier combat yooyu. waaw comme niñ koy waxee rek comme fi mbër yëpp jaar lañ jaar daan nañ bërentu ay plage jóge fa xam nga di am habitude di bëre ay mbapat liñ naan la petite vient en mangeant noonu la nekkee peut-être aussi ñun bi ñuy bëre sax mën nañu wax ne matoon nañ pour bëre parce que boobu suñuy morom yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi daan dajeek ñoom ci mbapat yi boobu amoon nañ ay benn ñaar combat donc ñu ne pourquoi pas ñii li ñuy def daaxuñu ñu ko donc aussi ku ci mel ni suñu ndijaay Pala Meng aussi jàppale ñu ci maanaam suñu début yëpp moom la aussi mu may ñu ay opportunité tëggal ñu ay combat bëri dóor xam nga yàlla def aussi ñu am ci ay ndam yi kawe suñu njort ñu ngi koy interpellé moom aussi di ko wax ne mbëru Tëngéej ci soxlawaat nañ ko donc nañ ñëw jàpp ci bu baax a baax. jamono ji làmba daanaka boo xoolee dañu naan bësam dafa xaw a wàññeeku lool yow tey jii ndax yow boobu nga si ñi nga xam ne ñooy xalaat ne tey jii làmb bësam dafa wàññeeku lool wala jàpp nga ne fi mu nekkoon ba léegi mi ngi fa. waaw c'est très normal loolu moom lu àdduna gis la làmb ne par rapport ak ni mu meloon at yee ñu génne par rapport ak at bii dafa xaw a am ay tànki ginnaaw dafa am ay tànki ginnaaw et puis loolu c'est très normal parce que ni mu jugee woon dafa jékki woon dayoo mënul woon continuer quoi c'était très normal mu am benn frein bi mais boo xoolee par rapport ak saison yi ñu génne ak saison daaw bi moo ngi jugaat ndànk quoi te am nañ ci yaakaar bu baax. sa combat bi passé yaa daal tey jii nii bu ñu génne si làmb ji en dehors de la lutte tey jii ban liggéey nga xam ne yow yaa koy def. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla def da doon def ñuy jàng école dem nañ ba terminal nag yàlla def ñu arrêté suñu jàng nekk ci bëre dóor yi aussi suñu borom aussi ubbil ñu yeneen porte yàlla def nañ ñun ay employé municipal lañ ay employé municipal waaw ñu ngi débrouiller rek ñu ngi taxale waaw moo tax ma ne la ñu ngi dañuy bañ a wax ne mën nañ lépp rek moo tax ma ne ñu ngi taxale quoi ñu ngi taxale ak li ñu mën. ci sa carrière ba nga commencé ba léegi nii ban combat nga jàpp mooy combat bi nga xam ne moo la gën a métti. suma carrière waaw am na combat boo xam ne wax dëgg yàlla tey jii amaana buñ ko gañe woon boobu moment boobu kon tey fi ñu taxaw nii sax dépassé nañ ko bu yàgg muy suma combat ak Tyson 2 yàlla def aussi bon combat bi maanaam ñu ñàkk ko ñàkkeen boo xam ne lu ñu metti la daal combat boobu xam naa ne combat boobu metti la suma carrière. man foofu sax dama koy desandi parce que damay seetaan làmb damay gis mbër mi daal ko mais sama problème c'est toujours mooy naka lay dundee loolu comme bu dellu soité si famille ak supporter yeeg yooyu noonu te conscience am naka la koy dundee daal. waaw mais dara xam nga sportif moom boo ko nekkee rek da ngay pare ci plan yëpp da ngay pare ci lu positif comme lu négatif te yooyu moom mooñ àdduna da ngay am wala nga ñàkk quoi mais boo ñàkkee si ngay xamaat yow yaay kan
xam nga ndam sax dafa neex soo amee ndam moom doo sax comprendre mais ñun ku ñu xam ne ndam ak défaite defuñu dara peut-être làmb la parce que amul benn mbër bu mës a bëre ba jeexal te daanu woo donc suñu bëree yàlla xañ ñu dañ koy sante bu baax a baax te xam ne daan nañ dem mu ñuy may donc ñun foofu rek lañ koy teg di gën a góorgóorlu aussi ba suñuy défaite gën a néew fuuf suñuy ndam maanaam suñu ndam ëpp ko loolu rek moo am solo. tey jii bu ñu nee làmb ne mystique. ñoom ñaar kenn mënul dem bàyyi sa morom. lu tax mbëri tey lan moo waral ñu accordé trop de temps si mystique. waaw bon loolu ay réalité sénégalaise la nag wala réalité loolu ay réalité Afrique la xam nga yooyu ay réalité Afrique la xam nga làmb moom ku ko wax xam ne culture te culture dafa ànd ak musique làmb mënul dem sans musique aussi mënul dem sans làmb donc c'est-à-dire ñaar yëpp ñoo ànd quoi da ngay liggéey ni nga war a liggéey ñaan lu aussi ni nga war a ñaanloo li si des suñuy loxoy borom la tegu. tey jii ngay doon mbër ku xam ne mbër bi amul làmb ak mobilisation bi ak yooyu noonu yëpp tey jii ban sa dëkkandoo yi dëkkuwaay bi ak supporter yi parce que yooyu noonu naka la demee. waaw mais comme ni nga ko fekkee nii rek ñun moom jàmm lañ ci xaar ñëpp du dàngu rek Tëngéej ñëpp jàmm lañ ku ñu xam ne jàmm lañ ci xaar adduna yëpp wax dëgg yàlla parce que bu weesoo làmb aussi ay nit lañ rek xam nga donc. lu dul jàmm daal jàmmaa ko gën ni ñu dëkkee fii nekkaax ñi jàmm aussi noonu la ñu feneen ak feneen man su ma demee Dàng Sud wala su ma demee Daar Rahman wala feneen fu ma mënti dem Tëngéej damay sentir sama bopp comme ku nekk sama fief et que suma fief laa nekk aussi bu ma demee Jokkul aussi la même chose donc man ñëpp jàmm lañ am quoi et puis ñun dañ leen soxla donc jàmm rek lañ mën a seqaax population bi. tey jii làmb bokk si suñu aada ak cosaan muy facteur de développement culturel nga jàpp ne bés mën na ñëw làmba ji téye Sénégal téye bu am doole si wàllum koom-koom ak yooyu yëpp. waaw mën nañ wax ne du ma ne làmb ji mën na yóbbu Sénégal foofu mais ci la bokk ci la bokk quoi parce que quoi qu'on dise jeunes yi nekk ci làmb boo ko xoolee bari na lool te amaana làmb bu fi nekkuloon taux de chômage bi dina gën a metti dina gën a bari donc. na état bi gën a teg loxo ci làmb parce que c'est pas yombul boo xoolee tey ji stade bi fi gën a cher su ma juumul làmb la stade bi ñu am sax stade de football yi amaguñ ko donc su état bi jëlee ay milliards def ko ci su mel noonu ñoom xam nañ fi làmb toll ci Sénégal donc nañ ko gën a accompagner parce que tabax stade bu rafet rek aussi te amul lu ko accompagner dafay xaw a metti nañu gën a accompagner promoteurs yi aussi. nañ leen gën a accompagner mooy ñu waxaat société aussi ñu ñëw tegaat loxo ci làmb comme na mu meloon làmb gën a jëm kanam daal. kan moo idolu doomu Dangu si làmb ji. idolu doomu Dangu waaw man nag wax dëgg yàlla peut-être comme ni ñu koy waxee rek bi nga gënee nekk tout tànk bi ñuy commencé bëre amoon nañ ay idole comme ku si mel ni ay Tyson ay Moustapha Gueye mais de fur et à mesure ñuy dem rek c'est-à-dire. dañuy am beneen gis-gis ci loolu daal maanaam ñoom ñooñu inspiré ñooñu gën a tax surtout ci bëri dóor ñun ñu am ci benn taxawaay bi mais ba fi ñu toll ni may waxee ni wax dëgg yàlla su may idole yëpp Tëngéej lañ nekk wax dëgg yàlla man su may idole ay Gamou Gueye la ay Limousine ay Amal Neex ay Góor étudiant ay Tidiane Faye parce que ñooñu la ñu nekkal xam nga ay Modou Diakhaté ay Papa Yade ay salañ ñooñu la ñu nekkal di mayante doole donc man ñooy def lu ma yéem xam nga li ma la wax amul keneen ku mën a def lu ma yéem wax dëgg yàlla. si foofu la ñuy jaar sax dugg si beneen deuxième partie émission bi muy tey jii fi ñu dooree sax rek si wàllum roi des arènes beeg yooyu noonu lan moo dese doomu Dangu pour mu mën a dugg si cour des grands. waaw ñun moom comme ni ñu koy waxee rek ñu ngi bay suñu waar ndànk te àdduna moom lu jot rek yomb peut-être bi ñuy dugg ci làmb tolluwuñu woon fi ñu toll nii. donc ñoo ngi am ay pas avancement yàlla def na suñu situation ñu dugal ci làmb boo tuddee benn ñaar par force da ñuy tudd loolu mënul ñàkk donc loolu moo am solo nekk ci benn affaire di évoluer ndànk te ñun ci loolu lañ nekk dañuy wax rek aussi population Tëngéej ñu gën ñu jàppale parce que aussi loolu doole ji la nañu gën a jàppale rek incha allah pépp ñu dégg dëkku làmb rek ñun am nañ ay capacité wala sañ-sañ yu ko mën a yu koo xam ne mën nañ dem indi ko teg ko Tëngéej donc nañ ñu gën a jàppale rek. tey dañuy gis yenn mbër yi ngir gën a jëmal seen parce que dugg si cour des grands sax dañuy tëkku mbër yu mag yi
comme tey jii ku si mel ni Modou Lo moo nekk roi des arènes ku nekk ñu ngi koy tëdd certes que am na yoo xam sax ñu ngi naan roi des arènes bi parcours bi dafa gaaw quoi. ko ne nañ ko mën a doxalee. tey jii ndax yow ban message ngay lancé à l'endroit de Modou Lo ndax pare nga tey jii pour tëkk ko wala. waaw mais comme niñ koy waxee moom làmb moom ku rey buur yaay buur donc te mbër muy bëre wax dëgg yàlla muy man ak ku man di doon sa objectif mooy nga dem ba au sommet soo nekkee au sommet nag mooy nekk roi des arènes loolu moom la ñuy rêvé ñun ñëpp te ñoo ngi ci liggéey bi donc tollooguñu foo xam ne wax dëgg yàlla dañuy wax Modou Lo lii wala Balla Gaye lii wala loolu mais suñ fa jotee rek dinañ xam ne agsi nañ fi incha allah. mais yéen a koy préparé di nga xam. waaw loolu si liggéey bi la dañ tolloogul foofu rek mais ñoo ngi liggéey loo xam ne incha allah du yàgg dara ay at danañ fa toll incha allah yàlla na yàlla yokk wér gi rek waaw. ñan ngay adversaire tey jii si victoire bi nga jógee tey jii ñoom nga xam jàpp ne ñooy si adversaire potentiel. non bari na parce que quoi qu'on dise boo defee 20 combats am 16 victoires 4 défaites nekkul palmarès bu yomb ci làmb soo xoolee tey jii ñàkk am na fu ñu toll ci làmb donc dafay jaadu man suma génération bëri naa ñëpp boo xoolee am naa ay ndam ci kaw donc dafay jaadu ñu teg beneen palier du ñu cité dañu nekk au devant du ñu ci làmb dañoo njëkk a bëri rek tey jii ku si mel ni Yékini Junior Garga Mbossé Modou Anta Moussa Ndoye ñooñu ay adversaire potentiel yoo xam ne ñun ku ñu ko proposé pare nañ aussi pour bëre ak ñoom. yaa ngi si Ibsen TV te ñu ngi koy suivre partout dans le monde rawatina Sénégal léegi lancé appel bi directement nga tënk leen. waaw mais comme ni ñu koy waxee rek ñun moom Ibsen TV loolu suñu yëf la te dañuy interpeller ñëpp ñu teg ci loxo parce que gën a jege gën a yey donc na ko gars yëpp abonné xam nga ñu lancé ko ba ñu koy dégg kawe parce que suñu yëf la daal waaw. tey jii ñoom Garga Mbossé ñoom ñëpp après nañ la seetaan tey dinañ la seetaan ndax pare nga pour bëre ñoom si saison bii nii. non loolu si liggéey boobu la ñu ne te ñoom aussi tamit xam nga nañu ubbil bunte yëpp gars yi Ibsen TV dem xam nga def ak ñoom ay interview parce que am na si solo daal. tey jii ban message ngay lancé si kii Eumeu Sène à l'endroit de Eumeu Sène. waaw mais Eumeu Sène dara làmb danaan bëre di daan di bëre di daanu loolooy làmb quoi na jugaat liggéey li mu war a liggéey rek xam ne làmb jeexul. Balla Gaye. waaw Balla tamit moom ñooñu yow li ngay wax ni ñoom ñooñu gën a xam fi ñu jëm quoi ñoom ñooñu gën a xam fi ñu jëm donc amuñu dara loo xam ne lañ leen koy wax ku si nekk da nga am sa plan de carrière boo xam ne sa staff moo la koy définiral donc nañu liggéey rek aussi gën a may booy yi chance man loolu rek laay wax quoi nañu may booy yi chance pour booy yi bëreeg ñoom quoi parce que aussi ñoom bañ fa tolloo booy dañ leen mayoon chance mag ñi dañ leen mayoon chance. est-ce que ragaluñu booy parce que ñu toll nii ñoom booy ñoo leen gën a taxaw de. waaw loolu mën na ne parce que làmb moom comme ni ñu koy waxee rek boo xoolee làmb ni muy doxee rek chaque jour xale yi ñooy bousculer mag ñi ba mag ñi génne et que ñoom mënuñu ko bañ parce que ñoom aussi dañ leen tentaloon la pêche ay Yékini ay Tyson dañ leen mayoon chance ñu bëreeg ñoom tamit dafay jaadu ñu may chance seeni rakk aussi mayet chance seen rakk quoi loolu moo logique. ñu nekk fii si Tëngéej te ku ne Tëngéej ci wax que ne ñu koy baaxoo di wax la vieille ville. te su ñu Tëngéej ak autorités yi fi nekk yëpp tey jii jot na Tëngéej ci stade bi defal ko de telle sorte ñu ne ñu tëggal làmb à domicile tey jii yow ban appel ngay lancé si loolu. waaw stade bi moom loolu wax dëgg yàlla Tëngéej gépp si am déception Tëngéej gépp parce que stade bu ñu tëj 7 ans defaraat ko même pas 3 mois ñu naan fii baax na fii baaxul loolu wax dëgg yàlla gàcce la sa autorité bu fi nekk loolu yëpp gàcce la. donc dañ leen di interpellé waat parce que boo xoolee tey jii gis nga violence yi da am ci nawetaan yëpp c'est-à-dire mooy nit ñi amuñu place bu ñu toog boo xoolee ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu daje te par rapport ak bi nawetaan di am ñaari tribune yëpp c'est-à-dire ñëpp toog ci kaw dafay wàññi lu bari ci violence donc ñu ngi leen interpellé sañu li nga xam ne ñoo ñu koy defaral suñu benn tribune ngallaawaay nañ ko defar mu baax te dëgër te efficace aussi te aussi mu gën a gaaw parce que soxla nañ ko. aussi ñu interpellé aussi ñoo ngi interpellé aussi kii nu mu tuddati autorités yi nga xam ne ñoo nekk Tëngéej dafa gëj a am làmb donc ñoom ñoo am ay moyens ak possibilité aussi pour ubbil bunte yi promoteur bi nañu teg stade bi norme yoo xam ne mën nañ fi tëgg làmb aussi ñoom ñu génne les moyens qu'il faut parce que suñu yëf la ñaanuñu si poche kenn nañu génn si budget bi nga xam ne pour sport la ngalawaay bu dee benn wala ñaari journée sax
par at ci làmb ñu indil ñu ko Tëngéej parce que doomi Tëngéej ci soxla nañ ko wax dëgg yàlla. jot na ku ne Tëngéej sax wax ko ville historique ville de culture tey jii ñu ngi si nawetaan yi non à la violence ban message. waaw mais comme ni ñu koy waxee rek jàmm moom si la lépp xaj jàmm si la lépp xaj boo xoolee nawetaan bu amul Tëngéej kenn du am frontière ak benn quartier maanaam quartier bi dañuy retaxoo dañuy mel c'est-à-dire dañuy jël benn exemple rek mooy bi suñu club TFC di football Tëngéej yëpp dañu nekkoon benn dem supporter TFC ba yàlla may ko ndam te loolu mooy doole mbooloo mooy doole donc man maa ngi ci interpellé ay G yëpp ñoo xam ne nawetaan kaf la fo ak ree donc ñi nga xam ne ñoom la suñu borom tudd na ñoom ñoo war a jël coupe yàlla nañ ko jël mu am jàmm ak salaam ñun loolu la ñuy oo ci ñëpp ne ñëpp ànd ak discipline xam ne fële coupe yi ñu fa teg ña ko war a jël rek ñoo koy jël te képp ku ko jël rek yàlla na nekk sa njiglaay mais ñu ngi ñaan daal jàmm sax si nawetaan te ñun lépp lu ñu ci mën a dox wala lu ñu ci wax danañ ko ci def ba jàmm am. laata ñoo jeexal émission dañuy génn tuuti si làmb dem ci wàllu football. tey jii ku si mel ni Sadio Mané di international sénégalais boo xam ne daanaka actuellement jamono ji mooy ñu deuxième ballon d'or dina ko jël am dëkk jël tey jii yam na ma si sa point de vue. waaw mais boo xoolee Sadio parcours bi mu def dafay jaadu ñu jox ko ballon d'or dafay jaadu parce que boo xoolee Ligue des champions 2 ans dafay dem final benn final bi mu jël ko benn mu perdre ko Coupe d'Afrique dafa finaliste donc jëlaat xam nga coupe contre Chelsea ak aussi niveau bi mu toll ak performance yi mu am boo xoolee amul benn jour ci monde bi boo xam ne boo génnee critères yooyu yëpp mu ngi ci moom donc jaadu na aussi ñu buñ ko joxee moom la buñ ko joxul aussi moom la man point de vue boobu laa ci am. mais tamit mosoo dugg si léegi tuuti ñoom international sénégalais yi tamit war ngeen lancer message ñi ngay jàppale yàlla ba ñu tamit de mën nañ waaw mais boo xoolee tey jii peut-être làmb dafa nekk affaire boo xam ne dafa xaw a aussi un peu dafa doy waar tuuti mais am na ay tey jii par exemple comme man ku si mel ni Paka Boy wax dëgg yàlla mu ngi ñuy jàppale si lépp lu mu man mu ngi jàppale aussi mbëru Tëngéej yi ñi ma xam mu ngi leen di jàppale lépp lu mu man donc te yooyu relation la yooyu am ak nit rek xam nga donc aussi du ñàkk am na yeneen joueurs yoo xam ne aussi ñoo ngi jàppale seen i nit donc côté boobu nekkul force quoi xam nga jàppale nit ki moom da nga koy mën def ko mënoo ko aussi du force waaw mais ñu ngi bëgg aussi Paka Boy bu baax moom mu ngi taxaw Tëngéej daal ci lépp. daanaka émission bi jeex na ban mot de la fin looy tàggu. waaw mais sant bu baax di leen sant bu baax comme ni ma ko waxee rek di leen ñaanal ngeen nekk ci kaw a kaw parce que aussi ay nit bu ñuy door ci dara moom te nga gis ne ñii li ñuy def mën nañ ko donc yàlla na yàlla yokk wér gi rek loolu ngeen leen ñaanal beneen bi mooy ñu ngi sant àdduna ñëpp mën nañu fi nekk nag di lim kenn mais ñu ngi sant képp koo xam ne mas nga ñu jàppale wala yaa ngi ñu jàppale ba léegi ñu ngi sant ñëpp di gërëm aussi waa Tëngéej yëpp bàyyi ñu benn quartier di ñaan aussi ci nawetaan bi ñu nekk nii yàlla na fi jàmm sax aussi xam nga yàlla na jàmm sax daal ñun loolu la ñuy ñaan. mi ngi bokk jël ngeen jëf fii ñu ñëwee di ñu seetaan doomu Dango la woon fekk si ko fii si TFM Dango Sud di gërëm bu baax équipe technique bi ñu àndal président ji bi Manda Mortala àndoon ci kàddu gi di leen jox di daje entre bientôt pour un autre numéro jaa Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.